téléspectateurs yu ITV di leen dalal jàmm seen émission kennu askan wi tey jii ñu am mbégte dalal docteur Aliou Niang moom pneumologue la naka noonu moom mooy secrétaire général bu syndicat autonome des médecins du Sénégal naka noonu tamit nga nekk membre bu ordre des médecins du Sénégal ñu lay dalal jàmm ci plateau bi. waaw maa ngi leen di jaajëfal di leen remercier ci seen invitation bi di nuyu téléspectateurs yëpp. xëy na di rectifier tuuti rek xëy na secrétaire général u SAMES la mais chargé de la région de Dakar waaw. très bien di la gërëm bu baax di la sant monsieur Kreme ñu fas yéene yaatal bu baax a baax coronavirus rapport bu mu am ci wàllum pneumologie dañ ko yaatal mais laataa ñu fay àgg dañuy ànd ak docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye moom mooy directeur général de la santé mu ñëw ñun si tolluwaayu coronavirus bi ginnaaw bi nga xamante ne Sénégal sànq rek la am ñaar fukk ak juróom-ñaareelu décès si feebaru mbas mi. ci bésu tey bii di altine fukki fan ak juróom-ñett ci mois de mai 2020 ci junni ak téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaar test yi nga xamante ne def nañ ko juróom-benn fukk ak ñeent dellu si nañ ànd ak doomu jàngoro ji ci yooyu juróom fukk ak juróom-ñeent mooy li nga xam ne moom la ñuy wax contact juróom ci ñoom lañuy wax cas communautaire. ñu ngi leen di fekk ci diiwaan yi benn ca Grand Yoff benn sa Diamniadio benn sa Fatick ñaar ca Touba téeméer ak ñett ñi nga xam ne feebar nañu te doon ci lan hôpital yi bi ñu leen saytoo gisatuñu ci ñoom doomu jàngoro ji wër nañu fukk ak benn cas grave nag la ñu am tey ñi nga xamante ne ñu ngi ci bërëbu sawetaas yi ci hôpital yi ñi nga xamante ne ñoo tëdd ci lali hôpital yi ci bésu tey bii seen yaram mi ngi am tan. ñoo ko déggoonoo mu nekkoon docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye alors docteur Aliou Niang Sénégal tey jii amaan tamit keneen ku ñàkk ci bakkanam ci feebaru coronavirus lim bi toll ci 27. waaw loolu nekk na li nga xam ne mënu cee ñàkk ndax feebar mi moo ni bindewu ba mbas mi commencé ba léegi ñoo ngi doon wax ni bu lim bi gën a bëre limu cas grave yi di bëre kon ñi ciy faatu it dinañu bëre xëy na ba léegi ñoo ngi koy contrôler waaye seetlu nañ ni te man seetlu boobu laa ci am saa bu ñu eggee ci téeméer rek mu mel ni am na kenn ku faatu jamono yi ñu toll ñoo ngi ci 2600 et quelque wala 2700 wala mu jege ko donc ñoo ngi ci 27e décès boo ko xoolee boo ko méngalee loolu la lay xaw a jox waaw loolu moom war nañ ci am seetlu moo tax ba ñu war a fexe ba lim bi bañ a yokk ndax bu yokkoo it décès yi day yokk. alors ci lim boobu tamit nemmeeku nañ tey Sénégal dafa am 11 cas graves. waaw ñu wane ni cas graves yi dafa mel ni dafay gën a yokk. waaw ci cas grave yooyu am na jàngat bi nga xam ne def nañ ko ci ndax bu ngeen seetloo stratégie bi nga xam ne moom la ñu commencé woon bu njëkk am na ci tuuti changement. te tamit ci mbas mi dafa am leen li nga xam ni moo ñu ci xaw a sax yéem tuuti moom mooy li nga xam ni mooy stigmatisation bi maanaam ni ñuy beddee ñi nga xam ni am nañ feebar bi te loolu bu fekkee ni ñoo ngi koy def day tax ba ñi feebar dañuy làqatu dootuñu ñeme dem kër docteur moo tax ñu am liggéey bu mag bu mu war a def maanaam ci au niveau communautaire pour que ñu sensibiliser leen ñu xam ne ni feebar bi moo ko yeneen feebar bee am kenn joxu ko sa bopp donc bu fekkee ne beddi nañ la wala boog nga ragal a wane sa jàngoro li nga xam ne moom lay indi moom mooy da ngay toog sa kër boo toogee sa kër nag li lay tax a génn dem hôpital moom mooy mu nekk cas grave wala boog ñu ne kii faatu na ñu ñëw seet ne ah ndekete mbas mee ko daloon donc loolu war nañ cee bàyyi xel ñu dugg ci biir kër yi sensibiliser population bi pour que ñu mën a génn ñu seet leen balaa ñuy egg ci cas yooyu. kon su ma la déggee bu baax stigmatisation bi lu mu gën a mën a jur mooy nit ki am feebar ba pare bañ ko signaler toog këram. waaw dañ ko seetlu ci feebar yi nga xam ne stigmatisation daf ci am boo seetloo lu mel ni tuberculose xool leen ko ku ci am tuberculose liñ ci seetlu moom mooy nit ñi dañ lay daw ci biir daw boobu nit ki mën naa toog ci biir këram di saqat di ko nëbb ba complication moo ko fay jëlee xëy na sax jamono yi am na amélioration boo ko seetee ci wàllu sida it noonu la woon mais kon war nañoo xeex ba nga xam ne nit ki bañ a nëbb jàngoro bi bañ leen stigmatiser ñu xam ni feebar bi boo xoolee ñëpp lay dal amul kenn sax ku mu dul dal kon ñoo xam ni du feebar bi nga xam ne une maladie honteuse non amul kenn ku mu bàyyi
boo gisee seetlu ne mandarga yi niroog naa moom da ngay génn dem ñu seet la balaa ngay xaar comme ñun africain wala sénégalais loolu la ñu tàmm tant que buñ lay génnee sa biir kër nit ñi jooyuñu rek duñ la yóbbu hôpital. te loolu loolu la ñu war a bàyyi. docteur coow bëri na trop ci wàllum test yi. ni am na ñoo xamante ni ba léegi daal seen xel dañu am ñaaw njort ci wàllum test yi loolu la moo ko waral est-ce que aussi mënuñu woon éviter situation boobu la. waaw xam nga liggéeyu nit moo matul yàlla rek la liggéeyam mat te li ñuy wax ci test yooyu man Fann laa nekk kon xam naa ci lu bare ñun suñu wàllu biir sax réunion nañ ci ba ñu xam lan moo tax loolu am ñu bëri ñoo ngi naan Institut Pasteur wala Institut Pasteur defu ci dara ci bi ñu defee test yi ba yónnee ko Pasteur dafay xool ndegam prélèvement bi war naa koo seet wala waruma koo seet maanaam dafa am yoon bu muy xoolee bu dee prélèvement bi valide na wala validul bi ñu defee test yi Pasteur dafa bind ni test bii nañ ko reprendre ndax niñ ko defee baaxul prélèvement bi. niñ ko defee baaxul. mais est-ce que tamit loolu jaadu na docteur situation fu mu toll nii ak feebar bi ñu def test yi nga xamante ni jaaduwul. waaw xam nga l'erreur prélèvement nit ki dina def analyse u deret boo demee ñu ne la li nga prélevé dafa tuuti demal reprendre ko. wala nga def prélevé dara ci diggante bi mu coagulé ñu ne la lii baaxul ci wàllu wi nag ci ni ngay rapporter tur yi bu fekkee am na ci juum bu ndaw rek danaan lii daal wóoluma ko li gën moo nañ ko demaat reprendre pour ñu bañ cee juum loolu moo xew ci test yi bi ñu ko waxee nag ñi nga xam ni ñoo doon délivrer bi ñu laajtee ci téléphone la de. ñan ñoo positif ki ko doon joxe dafa juum ci ni bii ak bii dafa positif fekk ni foofu dañ ne ko test bii validul reprendre leen ko lu tolloog 10 ñu ne leen test bii ak bii reprendre leen ko moom nag ci bi ma koy jàng mu xalaat ni yooyu dafa positif. loolu moo indi erreur bi. te du leneen waxtaan nañ ci ba gindeelu ko ci biir hôpital bi parce que ñun la gën a jaaxal seetal docteur bi nga xam ne dañ ne ko yow mii sa test positif na ñu dellu si waat ba mu jaaxle lool am tiis lool di xalaat naka lay def ak sama njaboot est-ce que wàllu ma leen ñu jékki-jékki ba ci yàgg ni la sa test déedéet dañoo juum négatif na xoolal ci diggante bi ngay dem ak li nga xam ni moom lañ ci wax yépp parce que dañ naan Fann dey jàngoro bi law na fa directeur bi day nekk ni kon nag man sama liggéey defuma ko ndax aaruma sama njaboot donc yooyu moom moo tax ba lii bu xewee ni mu leen di jaaxale ñun noonu la ñuy jaaxale waa kër docteur moo tax ba dañ koy saytu ba xam fan la fay bi amee bi ñu demee ba gis fay bi la ñuy soog a xam ne ndekete ci bi ñuy rapporter résultat yi dañ ni ñii dañoo positif ci téléphone fekk ni dañu leen yii kat na ngeen ko reprendre ndax ni ngeen ko defee baaxul loolu rek la amul leneen lu ci nekk. alors docteur yow nga nekk hôpital Fann gis nañ hôpital Fann taxawaay gu am solo gu mu am ci wàllum feebaru coronavirus bi alors hôpital Fann jamono ji si ginnaaw am na ay patients yoo xamante ne dañ ko doon daw jamono ji est-ce que patients yi ñu ngi ñëw ba tey wala. waaw ba fii ñu toll ñuy wax ak yow patients yi ñëwaguñu. patients yi ñëwaguñu. moo tax ba ñu am xel kii ni feebar bi xëy na gaa dina am lu muy def ci système bi mais li muy lor ci beneen wàll wi moo ëpp ñeneen ñi nga xam ne dañoo am beneen feebar te toog seen kër ñëwuñu faju ci ñun ñooñu la ñu gën a sax ragal ndax am na ñi nga xam ne amoon nañu diabète am na ñi nga xam ne dañoo amoon tension am na ñeneen ñi nga xam ne dañoo amoon yeneen feebar yi nga xam ne am nañu gravité te bu ñu ragalee ñëw hôpital ndax gisatuñu leen bu boobaa seen feebar day gën a compliqué wu kon même bu fekkee ñoo ngi faj feebaru coronavirus yeneen feebar ci suuf ñoo ngi gën a aggravé wu moo tax ñuy ñaax askan wi ñu wax leen ni coronavirus ñoo ngi koy toppatoo gaa ci hôpital Fann waaye service yi nga xam ne ñoo fa daan dem di faju ubbeeku nañu te docteur yaa nga fa jotewuñoo dara ak feebaru coronavirus. mais est-ce que tamit du Fann nu mu amee foofu centre de traitement loolu xawul kii seen xel daal. waaw gënul tax ba yenn patients yi ragal. waaw dañu ragal am na tey ku ñëw seet si ma tey bu mu ñëwee dama ne ko lan nga gis fii mu ne ma fii gisuma fi dara ma ne ko da nga fee gis ku feebar mu ne ma déedéet ma ne ko lu tax nga ragaloon a ñëw mu ne ma ñàkk xam
donc ñàkk xam rek la. ñàkk xam te bis bu nekk ñoo ngi leen koy wax. xam nga ñun nit ku ñu dañoo gaaw a étiqueté gaaw a ragal fan foo ko waxee rek ñu yaakaar ni ñi am problème mu xel la bu njëkk. boo taxawee ni guy ga laa jëm ñu yaakaar ni kii est-ce que amul feebaru saxat fekk ni yooyu yëpp mën naa bañ a ñàkk ñun man mii di wax ak yow jegewuma ak ñi nga xam ni ñoom ñooy faj coronavirus. dafa am ñi nga xam ni dañ leen a détaché ñu toppatoo loolu rek man li ma daan liggéey laay continuer liggéey. mais gisatuma malade yi nga xam ni ñoom laa daan gis parce que dañoo ragal soxlawul ñuy ragal ñun ñoo ngi continuer suñu liggéey. alors docteur Niang yow nga nekk pneumologue. jamono ji nga xamante ni coronavirus am na ban lien moo am ci diggante coronavirus ak wàllum pneumologie. waaw lien yi bëri na lool parce que boo ko seetloo. d'abord pour mandarga yi nga xam ne ñooy tax ñuy suspecté coronavirus la wala du moom infection boo ko seetloo am na ci ay manifestations respiratoires dañ naan kii est-ce que mu ngi saqat est-ce que mu ngi fat est-ce que yooyu rek dina tax ba ni est-ce que amul problème ci dënn bi am na nag yeneen mandarga yu mel ni soj bi wala yaram wuy tàng mais li nga xam ni dënn bee ko moom maanaam pneumologie saxat bi ci la bokk fatt bi gaaw a sonn bi ci la bokk boobu mooy pour bu ñuy seet feebar bi ñaareel bi moom mooy dañoo seetlu ni complication bi nga xam ni moom lañ ciy gën a njëkk gis mooy complication respiratoire moom mooy doomu jàngoro bi bu duggee sa yaram yow da ngay am ay soldats yuy xeex ak moom ci xeex boobu muy xeex ak moom yenn saa yi réponse bi muy indi moom mooy dafay feeñ ci sa dënn feeñ ci sa dënn mooy day yàq lu bëri ci say xëtal. loolu mooy tax ba ngay fatt mooy tax ba ngay fatt. am na leneen li nga xam ne gis nañ ko ci aussi moom mooy feebar bi bu la duggee day dem ba nga xam ni day indi ay micro-embole ay say deret day way di fatt sidit yi nga xam ni mooy dem ci sa biir xëtër. loolu tamit day feeñ ci nga jékki-jékki ba ci rag rek mu mel ni ku la jàpp nga fatt doo mën a nooyi donc boo ko seetloo ci njaalbeen bi mën na am. manifestation respiratoire mais aussi ci manifestation d'évolution bi ak ba ci complication yi am na ay manifestation respiratoire yi nga xam ni dinañ ko ci gis ba nga xam ni sax faj nañ ko bu wér ndax gis nañ ni nit ñi nga xam ne amoon nañu problème respiratoire maanaam bu leen jàppee noonu bu ñu demee ba faj ko mën na am jeexital ci seen xëtër ba nga xam ne bu ñu fajoo ba wér mu am ay mandarga ay séquelles yu fa des ba nga xam ni il faut ñu suivre leen lu yàgg. alors ba coronavirus bi ñëwee Sénégal ba tey si seen wàllu liggéey patient yi est-ce que amul patient ba nga xamante ni ñëw na fa après par la suite mu am corona wala. bon loolu moom gisaguma ko. gisaguma ko ci service bi nga xam ne ci laa nekk. mais nag du ñàkk. ci yeneen service yi nga xam ne entré nañ fa nit ñu jékki-jékki gis ci moom ne amoon na coronavirus. waaw mais loolu du ci ñàkk mais ba léegi gisaguma ki nga xam ne ñëw na ci fi nga xam ne foofu laay liggéeyee ma dellu seetluwaat ne am na coronavirus. mais nag du ñàkk loolu moom dafay am. ndax dina am ñi nga xam ne dañuy ñëw consulter bu ñu consulter dañuy seet ndegam am na mandarga yuy wane coronavirus ñu def gaaw dépister leen kuñ ci dépister gis ñu positif dañ lay yóbbu fi nga xam ne. foofu ngay fajo alors yéen ñi yëngu ci wàllum wér-gu-yaram ñu nemmeeku ni da ngeen exposé bu baax ci feebar gis nañ sax ay médecins yi nga xamante ni mbir mi laal na leen est-ce que situation bi jotul aussi ñu xoolaat bu baax ba yi risque yu ci am yéen ñu gën a fexe ba noonu leen di faggandikoo ak feebar bi. waaw soldat bu demee guerre. waruti ragale bal. te boo ko xoolee mbas mi bu mu ñëwee li ñu njëkk wax moom mooy nous sommes en guerre. te ñan ñooy dem guerre mooy waa Kër Docteur donc ñun ca njaalbeen ba xam nañ ni nous sommes exposés ci njaalbeen bi te jàngat bi ñu ci amoon sax mooy waa Chine xam nga mbas mi dafa am sur le plan scientifique ay échange bi ñu xoolee ñoom li ñu ci jot a liggéey dañ ni 35 à 40% maanaam boo jëlee téeméer ñi mu jàpp 40 yi waa Kër Docteur lay doon donc ñun xamoon nañu lool moo tax ba ñun li nga xam ne moom la ñu exiger woon rek moom mooy matuwaay nañu am li ñu protéger bu ñu amee li nga xam ne dinañu protéger maanaam masque yi nga xam ne mooy masque yu doy yenn saa yi visière boobu ñuy teg seen kanam bu ñu ko amee sol ay blouse yi nga xam ne bu ñu paree dinañ ko mën a summi
loolu rek buñ ko amee mën nañoo aar yaakaar nañ ko ci mbas mi loolu rek lañ nga xam ne moom la mooy li nga xam ne soxla woon nañ ko ci ba léegi. mais ba léegi am na wala. waaw boo ko xoolee du fépp la am na. ndax mbir mi dafa am fi nga xam ni foofu la ñuy faje coronavirus bi maanaam foofu lañ leen di dajale foofu moom mat na booy dugg di dem ci ñoom jumtuwaay yi mat na mais bu fekkee ni hôpital ni mu war a doxe nga xam ni da ngay ñëw urgence wala nga ñëw ci yeneen service bi foofu dina am ay sooxe parce que bu fekkee ñëpp dañoo bëggandoo benn mbir muy ay masque day dem ba nga xam ne ñi nga xam ne ñoo ko war a gën a soxla dootuñu ko amati. te ñun dafa am qualité masque bi nga xam ni ñun moom la ñu war a am pour mu mën ñoo protéger te yooyu nag mën naa sooxe dina am ci yenn structures yi nga xam ne duñ ko am ci structures yi nga xam ne am nañ ko ba doyal ci fi mu nekk nii boo demee ci yenn poste de santé yi nga xam ne ñoo ngi recevoir boo leen laajtee mën na am amuñu ko donc loolu nekk na li nga xam ne aussi jóg nañ ci wax nañ ci pour que autorités sanitaires yi fexe ba képp kuy waa kër docteur képp ki nga xam ne yaa ngi recevoir malade ñu fexe ba nga xam ne di nga am matuwaay yooyu. alors wàllum asthme. ñi nga xamante ni dañu amee asthme ñoom seen taxawaay lan la war a nekk ci jamono ji. waaw asthme xam nga ba feebar bi ñëwee dañoo seet ñan lay jàpp ñu gis ni ñëpp lay jàpp ñu ni ñan la ñuy sonal ñu jàpp ni am na ñi nga xam ne da leen di sonal képp ki nga xam ne dafa amoon feebaru sooxaale rek feebar bi bu ñëwee mën na laa sonal. muy tension wala nga amee AVC wala problème cardiaque wala problème mu dënn te ci problème mu dënn ak diabète dënn boobu ci asthme ci la bokk waaye li nga xam ni mën nañ ko cee wax mooy képp ku am asthme toppatoo woon sa asthme ba sa asthme contrôlé wu yow ak ñëpp a yem mais bu fekkee nag da nga nekk ki nga xam ni sa traitement farataaloo ko woon asthme bi déséquilibré à partir de ce moment bu ñëwee da lay sonal mais bu fekkee ni topp nga sa traitement ni mu waree ba mu contrôler feebar bi bu ñëwee mën na laa bañ a sonal mais bu fekkee ne nag sa asthme contrôlé wul woon bu ñëwee mën na kaa gën a yokk ci ñooñu sax la ñoo gis ni moom moo ëpp ñu ngi am complication. beneen bi it moom mooy ci feebar boobu seetlu li nga xam ne moom moo ci am solo ci jamono bi ñu toll mooy ñuy ñaax ñi nga xam ne dañoo am asthme ñu gën a respecter seen traitement gën cee farlu. lépp lu ñu gis lu leen jaaxal ñu woo seen docteur pour mu wax leen li nga xam ne noonu la mën a def ba nga xam ne dina gën a mën a contrôler seen asthme. am na solo moo fàttali ñu ngi dalal docteur Niang nekk ci syndicat autonome des médecins du Sénégal naka noonu ak tamit ordre national des médecins fii si réew mi nekk tamit pneumologue ma ngeen participer si émission bi soo leen wootee si 33 824 88 06 alors docteur Niang wàllum pollution de l'air wàllum tamit. lépp jëm ci wàllum saxaar keeg yooyu noonu jamono jii nit ñi tamit war nañ ko moytu. waaw dafa am sax li nga xam ne moom la ñu seetlu woon. ba mbas mi duggee dañoo confiné ñëpp àdduna bi yëpp lu mel ni 4 milliards de personnes yi nga xam ne liggéeyatuñu woon usines yi doxatuñu lépp doxatuñu loolu taxoon na ba pollution bi wàcc mel ni pollution masuta am dégg nga waaye pollution dafa nekk lu dynamique bu fekkee ni reprendre nañu activités yi rek. pollution de l'air maanaam usines yi commencé produiraat bu boobaa donc alam bi day gën a yàqu ngelaw li nga xam ni qualité bi mu waroon am du ko am léegi nag loolu nekkul li nga xam ni dafa ponctuel li nga xam ni mooy qualité l'air bi bu altéré woo nga yàgg koo noy yi ci la lay indi feebar wala boog mu am benn pic bu important mooy tax ba nga xam ne ñi seen dënn ayib wala ñu am beneen feebar mu yëngatu. am na solo mbir mi loolu la allo. allo. bisimilah. waaw sëñ bi na ngeen def. alhamdulilah soo mënee yëkkati kàddu gi tuuti ñu dégg la bu baax. na ngeen def mbaa yéen a ngi ci jàmm. alhamdulilah fa nga ñu woowee. waaw man maa ngi leen di woowee Parcelles Assainies. bisimilah ñu lay déglu. waa man dama bëggoon xam ba xam. instant bi nii comme médecin yu ci bëri boo leen woowee téléphone ne leen man damay sëqat duñ la nangoo recevoir dañ naan instant bi nii moom sëqat dañ koy éviter léegi nag ñun ñi nga xamante dañoo am ay problème bu sëqat léegi kon ñun nan la ñu war a def parce que médecin yu ci bëri boo leen woowee téléphone ne leen dama bëgg consultation li ñu lay njëkk a laaj mooy lan moo la dal. jërëjëf. waaw léegi nag kon ñun ñuy sëqat nan la ñun ñi nga xam ne dañu am ay feebar chronique di sëqat léegi nan la ñu war a def wala fan la ñu war a dem man loolu laa amoon question bu may laajte docteur nga leeralal ma ci. jërëjëf. ok docteur Niang. waaw
li nga wax am na solo lool parce que loolu aussi lu ñu remarqué la mais dama am yaakaar ni bu fekkee ni yow feebar nga ngay sëqat du ci téléphone ngay woote da ngay dem ba foofu ñu recevoir la nga ni leen damay sëqat loolu moom moo am solo. maanaam da nga bëgg wax ni maanaam. ñenn ñi ak saqat ak yooyu. dañu ragal tamit dem. dañoo ragal a dem. bëgg ci téléphone bi ñu xam voilà. mais bu fekkee ni yow am nga jàngoro te ngay xalaat ni jàngoro bi hôpital moo ko war a faj bu boobaa jëlal sa dàll nga jóge fii dem hôpital nga ni leen man lii moo ma dal dégg nga. loolu daf cee am solo mais bu fekkee ni da ngaa woote ni ko man kat damay saqat mu laaj la ay mandarga mu niroog mandarga feebar bi danaan la wool 15 mbir mi noonu lay demee parce que aussi bu fekkee ni ci privé la ñoom dañu am ni nga xam ne noonu la ñuy fonctionner mais bu fekkee ni ci public bi la nga jóge fii war a dem hôpitalu centre de santé Parcelles Assainies wala nga mën a dem ci hôpitalu Fann boo ñëwee dañ lay recevoir waaw ndax foofu ñiy saxat rek la ñuy kii te xam nañ ni saxat taxul nga am feebar bi. allo allo. 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 allo waaw na ngeen def. bisimilah kilifa gi. donc lay ziare bu baax. alhamdulilah delloo ziar. ñu ngi lay félicité di félicité également docteur ci leeral yi mu andi. waaye man dama ko bëgg a wax ni man damay may remonté gastrique bay jël ay OD mais dama seetlu ni su ma koy jël su ma ramee remonté sama dënn bi léeg-léeg day métti après mu dal mais léeg-léeg aussi damay am ay moment su may. allo waaw. mën a yëkkati kàddu gi bu baax. waaw man damay am ay remontée gastrique nu OD laa yor lu bëree bëri saa ba may remonté su ma lekkee par exemple bizarrement lu saf kaani day am remonté su ma ko jëlee day calme mais dama nemeeku ni léeg-léeg ma toog ay moment damay sonn su ma doxee tuuti damay sonn mais su fekkee ni dox bi yàgg na ci man par exemple su ma doxoon jëm Dakar su may doog a démarrer su ma ñëwee ba ay yenn poste Médina foofu la xoox bi di dañe dinaa mën a continuer di dox ba du ma sonn ma doon wax ndax loolu problème mu poumon la wala lu mu doon c'est-à-dire may départ damay sonn mais su lu ma gën di tàng ci dox bi rek da gën a am xéewal ndax loolu remontée gastrique bi moo koy indi wala problème mu poumon la wala exactement lan la daal. waaw jërëjëf docteur li mu laaj am na solo lool. ndax bokk na ci li nga xam ne moom mooy indi saqat wala problème mu dënn reflux gastrique. reflux gastrique ndax li nga lekk bu fekkee ni yéegaat na maanaam acide moo yéegaat. kon nag dafay lakk yoon bi nga xam ne moom lay jaarat day am métit ci biir xëtër bi day am métit ñaareel bi moom mooy loolu buy bu yéegee ba ca kaw da koy coroxaandoo ndax dafay jëm ci poumon ba kon li ni waroon nekk ci biir bi day jàll dem ca poumon ba loolu mooy ëpp li nga xam ne da leen di saxatloo dina dem sax ba yenn saa yi ñi nga xam ne dañoo am asthme loolu mën na koo déclencher loolu nekk na li nga xam ne kooku moom lu am la mais quant à gaaw a sonn boobu ak li nga xam ni boo commencé ngay sonn boo demee ba ci biir loolu dañ li gënoon moom nga dem gis docteur ñu seet ndax coono foo ko gis rek am na lu ko lal est-ce que xol bi la est-ce que xëtër yi la est-ce que ñoom ñaar ñoo ànd est-ce que da nga daan tox bu njëkk yooyu yëpp dañ ko war a seet ba mën a xam loolu lépp lan moo ko ci indi. kon daal li ñu koy digal moom mu dem kër docteur ñu seet ko am na solo allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam. sëñ bi na ngeen def maa ngi lay ziar. alhamdulilah delloo ziar foo ñuy woowee. maa ngi di woowee Rufisque. bisimilah. waaw dama dégg docteur bi sànq mu am lu wax lu intéressant ci wàllu ñi nga xam ne dañuy am souvent problème mu am feebaru wax côté dënn bi la. ma doon laajte. ki nga xamante ne dafa am antécédent maanaam dafa mos a am li ñuy wax tuberculose donc tey jii ak feebar bi kooku waaw ban matuwaay lañ ko mën a digal maanaam est-ce que réellement nekk na supposons bu dee kuy jàngale la par exemple est-ce que tey conseil nañ ko pour mu delluwaat ci classe jàngale wala bu dee kuy liggéey la est-ce que conseil nañ ko mu continuer liggéeyam na ko daan defee. jërëjëf. waaw docteur xam nga tuberculose dafa nekk feebar buy wàlle comme bii rek boo ko fajee xam ne gis nañu garabam boo ko fajee mu wér mais ça dépend ci kañ la dal ndax yàggoon na ak yow ndax ba nga ko fajee wér na ndax amoon na ay séquelles yu fa des nit dina am tuberculose faju ba wér te dara du des ci xëtëram ça dépend ci yooyu yëpp donc bu fekkee ne nag ba mu la daanelee daf laa dugg lool ñu faj la ba mu wér mais mu bàyyi ay séquelles
séquelles yooyu day tax ba nga nekk un handicapé respiratoire maanaam da ngay nekk ki nga xam ne ku xiiboon ci wàll woowu léegi nag feebar bi bu ñëwee doo mën a nekk bokk ak keneen ki nga xam ni mosut am feebaru tuberculose loolu lépp ça dépend ci séquelles yi nga xam ni moom nga amoon. li nga xam ne nag moom lañ lay digal moom mooy yow yaay ki war a gën a topp geste barrière waaw saafoonte beeg yooyu yëpp da nga koy bàyyi sa masque fu mu toll loo laal war ngaa mën a dem raxasu ji en même temps aussi lépp loo gis mu dolleeku ci feebar bi nga xam ni maanaam ci signes yi nga daan am malgré bañ la fajee ba mu wér nga gis leneen lu ci dolleeku nga gaaw a dem kër docteur. am na solo am na ku nekk si ligne bi allo 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 kooku dafa mel na jàppaniwul ñu xaaraat tamit beneen téléspectateur si ligne bi 33 824 88 06 allo 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 docteur. ñu doon wax sànq mbirum am na ku nekk si ligne bi allo allo. allo oui salaamaaleykum. waaleykum salaam. allo bisimilah salaamaaleykum. waaleykum salaam. ça va sëñ bi. alhamdulilah. alhamdulilah. fan nga ñu woowee. Ñàkkurab. bisimilah ñu lay déglu Ñàkkurab. ñu lay déglu. Voilà. Man, je suis professeur de SVT. J'ai 62 ans et je suis diabétique. Mais dama bëggoon def benn contribution bu ndaw, c'est-à-dire je suis très content et très satisfait ci leeral bi docteur Niang joxe léegi concernant les tests. Parce que dama dégg nit ñi di wax que test yi baaxul et cetera. Donc précision yi mu joxe c'est formidable que nit ñi dégg ko. allo. Parce que oui. allo oui ma ne. xoolal nga baal ñu rek nga bañ a bàyyi xel télé bi mën nga wax directement ñu lay dégg bu baax. Ah oui d'accord ok waaw ma ne. Voilà d'accord dama bëggoon préciser que nit ñi dañu war a xam ne bu ñuy def ay expérience ak ay test du doon lu baax à 100% dina am toujours ay marge d'erreur. te marge d'erreur yooyu boobu mun na nekk ci nit ki bu fekkee ne kiy def test yi il n'est pas compétent mun na indi erreur bu fekkee ne prélèvement bi comme médecin bi ni mu ko waxee léegi docteur Niang ni mu ko waxee te prélèvement bi baaxul mun na indi erreur aussi oui ensuite bu fekkee ne matériel bi ñuy utiliser pour faire le test aussi matériel bi baaxul loolu tamit mun na indi erreur donc nit ñi war nañu comprendre que toujours dina am ay marge d'erreur oui même dans les pays les plus développés on a eu à faire des tests qui étaient négatifs qui sont devenus positifs oui donc il ne faudrait pas que nit ñi def n'est-ce pas di trop s'appesantir uniquement sur ça c'est pas très important. Voilà, donc c'est essentiellement ce que je voulais dire en matière de contribution et pour dire que effectivement docteur Niang il a parfaitement raison. Il fallait que vraiment ñu éclairer nit ñi pour ñu xam effectivement ce qui s'est passé avec ces tests-là. jërëjëf. Voilà. Merci beaucoup. jërëjëf alors docteur gis nañ président de la République état d'urgence bi fan yi nii mu tamit xaw a allégé mbir mi léegi ci wàllum pollution de l'air lan la mën a jur ak qualité de l'air. waaw bu fekkee allégé na. xëy na Sénégal sax liggéey bi lu ci bëri taxawul woon. xëy na transport bi xawoon naa sooxe tuuti ñu bëri dañoo nekkoon seen biir kër ñi daan liggéey yenn liggéey yu amul solo yi mais bu loolu commencé waatee it loolu dina am tuuti li mu yokk ci qualité ci jeexital ci qualité air bi. mais am naa yaakaar yi buy am impact ci virus bi it du doon lu am solo. parce que comme ni moo la ko waxee c'est à long terme nga nekk ci exposition di ko noyyi lu yàgg wala boog mu am benn pic de pollution bi nga xam ne day tax ba oxygène bi waroon a am ci biir air bi amu ko ci à partir de ce moment mën na laal te ñi muy gën a laal mooy ñi nga xam ne dañu amoon feebar ci dënn wala ñu amoon feebaru cardiaque wala yeneen ñooñu lay ëpp li muy laal. am na solo am na ku nekk ci ligne bi allo.
allo. asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatullah. Safiatou la Cité Damel. bisimilah suñ mënee baal nga yokk kàddu gi ñu déglu bu baax. dama ne Safiatou la Cité Damel. bisimilah Safiatou. waaw en fait intervention docteur Niang bi elle est vraiment pertinente. leer na wax ji leer na mais man dama bëggoon a ñëwaat en fait un peu si stigmatisation bi man je crois que en fait période bii nii communication yi nga xam ne nii moom la ñuy def war nañ ko axer plus ci affaire stigmatisation nga xam ne nit ñi danañ xam ne li ñuy wax naan maladie honteuse et tout cela nekkul ci coronavirus bi te maladie honteuse sax man je me dis que ne moom la ñu war a tout a wax parce que boo ne aucune maladie en fait n'est honteuse parce que nit ki ci boppam bu soñoon du yor benn maladie bi mais du moment que taxé nga ko honteuse rek déjà daf koy indi problème donc maladie honteuse ci boppam je crois moom la ñu war a dindi en tout cas ci jargon médical boobu noonu wax ne aucune maladie en fait n'est honteuse ba pare looloo tax ma ne en fait affaire communication yi nga xam ne nii war nañ ko def du moment que ñu ngi remarqué que ne nit ñaa ngi gaañu peut-être ci hôpital yi wala ñu ngi toog dëgg seen kër yi wala ñu ngi toog seen kër yi ba maladie bi gën a aggravé wu ñuy dem donc moo tax présentement il sera plus pertinent ñu insister en fait ci communication yi ñu insister plus ci affaire stigmatisation boobu nga xam ne nit ñi danañ mën a maintenant di dem hôpital sans problème mais j'avais une question par rapport toujours au corona dama bëggoon a laaj docteur ndax les personnes qui sont allergiques ñi nga xam ne ni dañoo am allergie n'importe quelle allergie est-ce que ñoom souvent tamit ils sont exposés est-ce que coronavirus bi mën na représenter mais quand même un danger par rapport à jërëjëf merci beaucoup Safiatou. waaw jërëjëf Safiatou moom contribution bu am solo la def. je pense que moom xam na soloy mbir mi. stigmatisation comme ni mu ko waxee warul am ci benn feebar. ndax nit ki du taamu feebaram. te amul benn feebar bi nga xam ni maladie honteuse. te ñun kon te am naa yaakaar ni ñoo ngi ciy bàyyi xel surtout sur le plan communautaire ñu gën a wax ci mbir moomu pour que nit ñi bañ a. beddi ñi nga xam ni wala ñuy am xel bu ñaaw ci ñi am feebar bi ci question beneen bi nga xam ni moom la posé wu moom mooy nit ki boo amee allergie dafa am li nga xam ni sa yaram nanguwu ko li sa yaram nanguwul moom mooy xëy na nanguwul nga lekk gerte wala woog nanguwul yenn parfum yi wala nanguwul yenn substance yi wala nanguwul yenn garab yi mais bu fekkee ni moom ci boppam virus bi la moom virus bi loolu moom ñoom ñaar waroon nañu maanaam bu fekkee ni actuellement amul benn problème allergique bi nga xam ne dafa nekk en cours bu déstabiliser système am coronavirus bi mënul ci moom maanaam mënul nekk li nga xam ne da koy gàllankoor wala mu yokk feebaru allergie loolu moom na ko jàpp. allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam. man la Touré Grand Mbao. bisimilah Touré. waaw man de vraiment d'abord vous remercier yal na yàlla fay leen ci li ngeen di def. amiin amiin. docteur Niang aussi ñu ngi koy ñaanal yàlla. mais dafa amoon question yi ma doon posé aussi beaucoup de choses. bisimilah. benn bi mooy coronavirus bi ñuy wax souvent il y a des porteurs sains wala mu am ay cas yoo xam ne nii ay cas positifs lañ. cas positif yooyu nga xam ne dañ leen traité ba ñu wër par rapport ak ñoom ñi développé ay anticorps est-ce que à partir de mënuñ ci faj ñeneen li tax ma wax ko mooy dama dégg ay mag yoo xam ne dañ doon dund au temps de l'AOF peste amoon ci les animaux mais ñoom dañ doon utiliser les animaux pour faj yeneen animaux yi nga xamee ne nii da amuñu woon peste ñu comme vaccin xam naa ne docteur peut-être dina xam li may wax kooku c'est un. deux mooy test yi ngeen di def parce que man dama gis ne ay bâtonnet la yu ñuy dugal ci bakkan bâtonnet yooyu est-ce que sénégalais yi ñoom ñoo ko def pour def test yi wala dafa jógee ci yeneen réew yu am coronavirus ñuy defee fii test yi wala fan ci yan laboratoire la jóge kooku c'est deux. beneen bi mooy may laaj ci wàllu artémisia bi xam nga wax nañ ko fi ba nit ñi jël ko ñu ne jóge na Madagascar ba indi ko ñu ngi koy saytu. est-ce que artémisia boobu des chercheurs sénégalais amuñ ci exemple bu ñu jox sénégalais yi faj nit ñi parce que waa Madagascar ñoom réussir nañ ko déggatuñ fa peut-être ay cas
te Sénégal fii artémisia bi ba léegi ñu ngi koy wax mënuñ ko génnee est-ce que les fermes pharmaceutiques teguñ ci seen loxo wala def pression ci état bi ba tax artémisia bi mënuñ ko véhiculer ci biir Sénégal. parce que présentement nous les Sénégalais dañu ragal. dañoo ragal et ñi nga xam ne nii mooy les pharmacopées war nañ ñëw ñoom ak les docteurs sénégalais ñu toog ak les plantes qui sont là au Sénégal ñu jéem a xool benn remède par rapport à ça kooku c'est trois ngeen baal ma guddal naa tuuti. la dernière chose moom may laajte. waaw très rapidement. mooy dama am suma doom boo xam ne bu isolé bay génnee benn odeur nauséabonde léegi nag loolu xaw ma jaaxal te instant bi ñemewuma ko indi foofu quoi. du tax ma doon laaj ban changement lay doon quoi. parce que je suis tellement confident que ñemewuma sax génn. jërëjëf salaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi jéggalu. merci beaucoup docteur. beneen bi ci des moom mooy ci wàllu bâtonnet yooyu ñuy utiliser. waaw bâtonnet yooyu ñuy utiliser nañ ma wax Sénégal yan garab lay defar c'est-à-dire dafa am lenn li nga xam ne bu ñuy utiliser matériel dafa am fu ñu koy jële te fu wóor la. te waxuma la dara mais ministère de la santé pharmacie nationale d'approvisionnement. wala PNA wala boog laboratoire comment dirais-je institut Pasteur bu ñuy jël li nga xam ni mooy li gën moom la ñuy def. tey loolu am naa yaakaar ni autorités sanitaires yi ñooy ñi nga xam ni ñoo ciy jiitu bu ñu yaakaar ne dañ leen bàyyi noonu. amul lenn duy dugg Sénégal te saytuwuñu ko seet ndagam baax na wala baaxul loolu moo tax sax ngay gis ñu naan test bi positif woon na négatif mënoon nañu bàyyi ñëpp ni positif rek jox leen garab. le fait que muy am contrôle moo lay wan ni am nañu saytu bi nga xam ni ñoo ngi ko ciy def kooku na ci dalal seen xel néewuma nag yenn saa yi am na benn réew bi nga xam ni dafa am surinfection maanaam ci bâtonnet yooyu am na lu ci tuuru ba nga xam ni mu am infection mais loolu du suñu réew. dégg nga beneen bi nga xam ni moom la laaj boo ma ko mënee fàttali. parce que artémisia bi. li mu laaj dafa am solo amul benn garab bi nga xam ni mas naa dugg Sénégal te seetuñu ndegam garab gi baax na wala baaxul dina ma permettre sax ma anticiper ci li ñëwagul. moom mooy bii yoon laa mas a gis président buy jaay garab wala muy maye garab ay chercheurs ñoo koy joxe ay pharmaciens. nga gis président bu yore garabam naan la garab gi baax na garab bii baax na. na ko bàyyeek ay chercheurs am comme ñun ci Afrique la ñu nekk te am nañu ay mbootaay yu ñu nekk. mu présenté ko ñu xool li nga xam ni moom moo ci nekk. loolu daf may permettre sax ma dem si laaj bi nga xamante ni naroon naa la ko laaj mooy moom dafa sàkku dëkk africain ñu génn OMS. organisation mondiale de la santé ñoom sax tey amaloon naan assemblée générale. waaw loolu moom. am naa jàngat bi nga xam ni def naa ko ci. jàngat bi ma ci jàngat moom mooy xëy na dafa bëgg rek ñun ñu am nu ñu jàppe suñu bopp ñun waa Afrique ñu gën a wóolu suñu bopp ñu xam ni am nañu cosaan ñu xam nañu am nañu valeur ñu xam ni am nañu ay pexe pour wan cee génn mais loolu il faut que mu am ci ay yoon yu mu jaar il faut que mu am recherche buñ ci def il faut fekk mu am lënkaloo bi nga xam ne chercheurs africains yi def nañ ko ci ba nga xam ni dinañu mën a yëkkati suñu bopp fi ñu bëgg a yegg comme chinois yi ni ñu def gis nga pharmacopée chinoise. loolu nag bu fekkee ne amul moom am na lu mu génne te garab gi mu génne sax artémisia bi 60% rek la ci. 60%. leneen li nga xam ni moom la ànd ak moom nee na du ko wax kenn mais yow dinañ la jox garab. te xamoo li nekk ci biir démarche bi d'accord aussi. démarche bi garab moom néew ma garab gi baaxul. garab gi mën naa baax mais dalagul sama xel. kañ lay dalee sama xel moom mooy bu ñu demee ba nga xam ne gis nañ ni lii moo ko composé ñu xool ni li ko composé amul dara lu ci am tooke d'abord ñaareel bi ñu def test comme ni ñu defee test yeneen garab yi ba pare xool ndegam mbir mi baax na wala baaxul liñ ci wax dëgg la wala déet c'est pas parce que def nañ ko fële bëriwul cas rek ba bu ñëwee fii moom la ñuy utiliser non dafay am yoon bi ñuy jaar pour valider benn test yoon wi ñuy jaar pour valider garab parce que dañu am responsabilité pour que garab gu ñuy jox Sénégalais yi mu nekk garab gu baax bu nga xam ni du ko am benn tooke te du ko gaañ nii tey nii suba. loolu daf ci am solo. alors gis nañ aussi tey waa OMS organisation mondiale de la santé ci seen assemblée générale bi ñu dañ war a am vaccin ba nga xamante ni vaccin boo xamante ni ñëpp.
waaw mais loolu ñëpp vaccin kay pour tous. loolu ñoom daal vraiment ñu ngi insister. mais loolu mooy l'idéal. ngas lan moo tax ba gisatoo ko fi dafa am vaccin bu njëkk ni feebar bii la meloon amuñu woon garabam képp da am na ay dëkk yi nga xam ne sax daawuñu leen tudd tant que ngasuñu ba pare parce que da daan yóbbu xale yu bare. bi ñu demee ba gis nga ba am ñàkku ngas mais da nga gisati ku ngas gisatoo ko lu bare. poliomyélite gisati nga ko ñu ko am parce que dañu am ay vaccin gis nga bu ñu saytoo ba nga xam ni am nañu vaccin bi bu boobaa résultat yi day ñëw kon loolu moom mooy priorité feebar la bi nga xam ni amaguñu garab ku la wax ni am na garab buy faj à 100% bi ne ko da ngay wax lu la neex amaguñu garab gu koy faj à 100%. am nañu ay garab yi nga xam ni dina ko atténuer wala boog dina ko wàññi loolu la ñu amagu. mais dëgër na bopp de coronavirus. waaw mais dëgër na bopp mais ñun ñoo ko gën a dëgër bopp. ndax bu fekkoon ni woon topp nañu li nga xam ni moom mooy. dictéelu kër docteur. yii yëpp du ci am li ci ëpp solo moom mooy comme fi muy jaaree xam nañu fi muy jaaree nan lay jaare sa bakkan lay jaare sa bët wala ci sa gémmiñ nañu fexe ba bu mu fa jaar. fan lay jaare pour dugg foofu mooy ci say loxo nañu fexe ba suñu loxo set. mbir mi dafa yomb mais ñun suñu wàllu bopp li ci jiitu mooy gëmuñu ko woon bu ñu demee ba nga xam ne xaw nañ koo gëm ñu xaw koo doyadil te yàlla xam na ni am na lenn li nga xam ni ma ngi koy lor te eggaguñu fi nga xam ni foofu la feebar bi xam nga dañ ko waroon ndombo di ci am benn ñaar loolu moom mooy li nga xam ni mooy li gënoon ñuy xaar nag am vaccin mais bu fekkee ni bàyyi nañu suñu loxo à partir de ce moment mën nay dal ay téeméer ay ñaar téeméer ay junni bu boobaa complication yi day gën a bëri te gis nga ni jamono yi ñu toll kër docteur dafa dépassé bu ñuy dem ba nga xam ne ñi feebar ñoo ngi leen di yóbbu hôtel moo lay wan ni mbir mi mu ngi bëgg a jéggi dayoo. docteur maa lay gërëm baax di la sant. jërëjëf. ma fàttali ñu doon dalal docteur Aliou Niang nekk tamit membre ci syndicat bu ëmm wàllum médecin yi fii Sénégal naka noonu ak ordre national des médecins du Sénégal mu nekk pneumologue mbokk téléspectateurs yi di leen gërëm baax di leen sant ba suba incha allah.